mbokk internet yi ñuy suivre seen chaîne YouTube Pikini Production ñu amaan mbégte bu rëy di leen présenter seen beneen numéro seen magazine société. Au sommaire dinañ tàmbalee nag accident de la route yi nga xamante ne fi mu toll nii lëmbee na réew mi ba tiital ñëpp. leneen itam muy les conditions carcérales comme ni ñu ko xamee prison yi ci Sénégal mu ngi fees dell détenu yi di ci dund lu doy waar te ba tey saafara amul. leneen itam lu laale ak yoon mooy bavure policière wala abus d'autorité bi ñuy nemmeeku ay takk der di faat ay civil wala di jëflanteeg ñoom lu teguwul benn yoon ci yoon nes tuuti ñu dikkaat ak yéen ci développement yi. comme ni ñu leen ko waxee woon ci tàmbali ba dinañ ñëwaat ak yéen ci accident de la route yi nga xamante ne fi mu toll nii moo lëmbi réew mi te li ci gën a doy waar moo di fépp ci Sénégal la doo xëy suba ba jant so te waxuñ la benn accident boo xamante ne dafa faat ay bakkan ci ay conditions yu métti ndax état moo ci ëpp part de responsabilité wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy jëfandikoo yoon yi. tax nag ñu sekkoon waxtaan bu yaatu ak ki nga xamante ne moom mooy le directeur exécutif de l'association des assureurs du Sénégal bi ëmb la nouvelle prévention routière. monsieur Faye ñu gis temps yi loo xamante ne mën naa ne tiital nañu bari sénégalais yu bari muy accident yi nga xamante ne ñu ngi koy remarqué fu ñu toll ban diagnostic ngeen def. pour waxtaan ci cause yi duñu ci comme ni ko tubaab di waxee on n'ira pas par quatre chemins pour le faire parce que. liñ ci gën a nemmeeku mooy indiscipline mais indiscipline boobu il faut ñu xool lan mooy origine bi moom mooy ignorance et buñ nee ignorance faw ñu xool aussi origine ignorance bi lan la mooy ñàkk de formation donc buñ nee indiscipline rek dafay yomb rek ñu ne indiscipline mais indiscipline bi boo ko jàngee toj ko di nga ci gis leneen mooy que ne ku xamul mënul jëf waykat danaan xam soo ko jëf a gën a wóor mais malheureusement tey jii la plupart ñi nekk ci tali bi ñu ngi dawal waaye xamuñ sax li ñuy def lan la. ñàkk xam boobu lan moo ko indi mooy ñàkk jàng bëri na fi ñoo xam ne ñu ngi dawal te xamuñu dara ci charte code de la route yi donc mu nekk loo xam ne lu triste la quand même et il faut ñu déplorer ko et puis il faut ñu xool également naka la ñuy utiliser saafara. suñ la déggee loolu c'est imputable ak ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy dawal leneen itam seetlu nañ ko muy manque de contrôle bi ak manque de sanction ndax tey jarul état bi ñu gën a xool tam contrôle bi ndax nit ki tamit bu jalgatee yoon état moo ko war a teg ci yoon. dëgg la parce que en fait les forces de défense et de sécurité seen rôle mooy bu njëkk mooy réguler circulation bi fexe ba dem beeg dikk bi mucc ayib. mais beneen aspect bi mooy que ne aussi ñoom dañuy faral di contrôler ak di sanctionner moi je me dis que ces choses là ne sont pas compatibles àndul parce que tey jii ku xool Dakar nu mel ak le nombre de véhicules fi nekk ak embouteillage nu mel xataayu situation bi nga bëgg moom gendarme bi wala policier bi muy contrôler di réguler di sanctionner ce n'est pas possible il faut qu'on se dise la vérité moo tax aujourd'hui il faudra qu'on réinvente la façon de faire de la sécurité routière dama ne tey jii nañu bàyyi policiers yi ak gendarmes yi ñuy réguler mais ñu ut ñeneen ñoo xamante ne ñi si même xeet bi la mais seen liggéey mooy contrôler ak sanctionner ñu bañ a toog benn place aussi parce que ça fait des années ñu joxe ay conseils ça fait des années ñuy arrêter ay mesures di ko proposer parce que ñun suñu liggéey peut-être parfois aussi bu weesoo sensibilisation bi ak information bi mooy proposer ay décisions ay mesures mais mesures yooyu mën laa la wax ne depuis 15 ans ngi nii on propose des solutions mais kenn appliqué ko ba tey la ñuy doog a gis njariñ bi depuis 10 ans 15 ans lañ ne woon balaa kenn di am permis na jaar auto école obligatoirement à l'époque je l'avais dit dans un conseil interministériel boo xamante ne bii Hadjibou Soumaré moo ko doon présider mosuñu ko appliqué et ça fait maintenant bientôt 10 ans. deuxième bi mooy boobu moo njëkk sax ba ma ne nañu arrêter la circulation des transports publics de voyageurs entre 22h et 6h du matin ñu xas ma fi saaga ma fi ne ma kii xamul lu ñu wax mais gis nga rek il y a pas longtemps Abdoulaye Daouda Diallo bi mu nekkee ministre des transports nee na nañu arrêter car yeeg bus yi daw guddi entre 22h et 6h du matin donc soo xoolee depuis 10 ans. Il y a de bonnes propositions, de bonnes solutions qui ont été proposées, mais malheureusement, kenn appliqué ko
moo tax on est toujours au stade 0 moo tax nit ñi ñu naan ñu dañuy sensibiliser rek sensibiliser mais teewul accident yaa ngi am mais il faut que les gens aussi retiennent une chose que la sensibilisation à elle seule musul doy wala musul suffire pour réduire les accidents de la circulation dafa fekk na nag ci mesure yooyu buñ ko dee def ginnaaw bu ñu former nit ñi la formation elle est capitale et il faut à la kulli al que tout candidat au permis de conduire wala même ñi nga xamante ne sax jot nañu am permis de conduire ñu defal leen ay formation post permis. Deuxième chose il faut que ñu continuer di sensibiliser di informer maanaam di yeete di yëgle di gindi képp koo xamante ne yaa ngi jëfandikoo tali bi. Troisième point mooy il faut à la kulli al des sanctions sévères parce que masla bi dafa doy dañuy jàpp ni sa mu demander intervention ñu bàyyi ko mu dem dama ne yooyu dafa war a jóge tant que yooyu mi ngi fi on n'ira nulle part te nag il faut pas que ñu continuer aussi jël sécurité routière mettre ko un peu sous l'angle de l'émotion saa yu accident amee ñëw taxaw jooy jaale joxe enveloppe 1,5 million 5 millions ba kañ loolu ba kañ pendant ce temps nit ñaa ngi jeex ci dem il faut que ñu jël ay mesures yoo xamante ne yi tey bu ñu ko jëlee appliqué ko ëllëg loolu dina fa disparaître même bu demul complètement dina wàññeeku mais nag nit ñi dañu ragalatu dara nit ñi ragalatuñ dara benn ñaareel bi il faut qu'on se pose la question de savoir l'État a peur de quoi parce que man du ma sanctionner yow doo sanctionner c'est l'État qui sanctionne l'État a peur de quoi lan la ragal je me suis dit que nag tant que nag jëlul affaire bi à bras le corps bañ ci xool lu ma Samba di wax lu syndicat bi di wax lu kële di wax tant que deful loolu boo dem ci avec fermeté même au sein de l'État su dee ay kilifa yu takku dañu ñëw def yenn yi ñu teg leen ay daan parce que kilifa dafa war a joxe la. ñu déggandoo ko moom Matar Faye bu la nouvelle prévention routière di ñu xamal ne lu ëpp fukki at ak juróom a ngi nii ba ñu jébbalee kayit gi nga xamante ne moom lañ tënk lépp luy solution yoo xamante ne mun nañu génne ci guute gii di les accidents de la route waaye nguur gi jëfeewu ko benn yoon. les conditions carcérales au Sénégal di lu yéeme ku ne xam na ne li ëpp ci kaso yi ci Sénégal lim ba fa nekk ci ay détenus dafa jéggi dayo lool waral détenus yi fa nekk di dund ay jafe-jafe ak ay métit yu tar lool am ñu jóg di ci waslu ak reportage Ndiare Thiam. situation carcérale di anam yi ñi caabi féete ginnaaw nekkee ci kaso yi ci fàttali ay bés yi ñu génn ñaari prisonniers yu nekkoon fële ci Rëbës ñàkk nañ seen bakkan ginnaaw ab buuxante bu fa amoon bi ab ventilateur doon génnee étincelle loolu doon li yëngal coowal nekkinu ñi caabi féete ginnaaw Fou Malade jaar fële ca Rëbës di ñu nettali. li xew Rëbës li koy distinguer ak camp pénal mooy Rëbës prison la boo xamante ne dañ fa téye ñi nga xamante ne atteeguñ leen donc xamuñu ne def nañ wala defuñu muy prison bu war a jël 600 personnes tollu jamono jii nii ci 3000 wala 2500 et cetera en tout cas dépassé na plusieurs fois 5 fois nombre bi mu war a jël bi ma fa nekkee it da ngay toog boo génnee cour bu gars yi di damyee nii kaña yi nekk sa wet di la romb kaña bu ragalul nit fa laa ko gisee donc ba pare feebaru ci nawet bi feebaru taab yi bëri feebaru taabu sax yi bëri na fa tuberculose bëri na fa infirmerie bi effectivement amul garab yu war service médical bi amul garab yu war pour toppatoo lu mel ni chambre 9 jot naa fa def peut-être 30 minutes bi ma fa nekkee pour 30 minutes balaa ñu ma fay jëlee di ma yóbbu chambre 14 fekk naa ci chambre boobu lu tolloog 207 personnes donc nit dafay tëdd nit comme sardine noonu la demee douche bi dañ koy rang ni mu mel jéggi dayoo li nga xam ventilateur bi nekk ci kaw di ëpp nit ñi day dem ba ngelaw bu tàng lay génne am na télé mais au-delà de ça aussi am na benn vie bu fa nekk parce que prisonniers yi aussi ils se sont arrangés à créer benn système de solidarité. Babacar Ba bokk forum du justiciable di xamle ni li ci kaso yi teguwul ci yoon. imaginez déjà insalubrité bi mën a jóge ci condition yooyu nekk nga dugal ci toilette
toilette boo xam ne déjà am na ci témoignage yu ñu jot am pour nga mën a àgg ci toilette bi sax rang la te bu dee rang bi dafa yàgg boo sàgganul fi mu la fekk foofu ngay def say besoins naturels. alors loolu aussi mu nekk loo xam ni c'est inhumain loolu mënuñu ko teg koo xam ne doomu aadama la parce que doomu aadama bi déjà sax boo xoolee même la convention des Nations Unies loolu lépp daf ko dàq parce que dañuy jàpp que ni nit ki bu ñu ko tegee loxo lenn rek lañ ko xañ benn liberté muy la liberté d'aller et de venir maanaam di dox ay préoccupations loolu rek lañ koy xañ ci comme ak yelleef mais sinon nit ki bu duggee biir prison lépp loo xam ne ak yelleefam la dañ ko war a jox. Soxna Awa Guissé boroom këram nekk ci kaso bi ci lu toll ci fukki weer ak ñett te woon ci marche bi ancien détenu yu amaloon di nettali métit wi muy dund ak njabootam. metti parce que je suis concernée parce que sama jëkkër mi ngi ci biir depuis 13 mois bon dañ ko accusé pour incendie lañ ko accusé de ses propres biens moo tax ñu téye ko non defu ko mais mi ngi prison depuis 13 mois sans jugement. aduna bu tas aduna bu jeex beneen monde parce que ku nga nekkal pendant 17 ans nga jékki-jékki nit sa moroom doomu aadama yëkkati ko dugal ci caabi tëj aduna bu tas c'est le monde qui s'écroule. man ak samay doom sama kër tas ñu tëj sama jëkkër sama kër tas sama njaboot tasaaroo lu metti ku ma xam ne maa ngi dund lu metti nguur gi li ma leen di lancer message mooy longue détention yi nañ àtte ni génn ku coupable ñu punir ku coupable ñu bàyyi la nga dem ñibbi sa kër tabax ay kaso yu bees fajul yëf yi liy faj yëf yi mooy juger gars yi ñu nekk ci biir nañ leen juger ñu bàyyi la ñu ñibbi seen kër loolu mooy faj affaire. rappeur bii di Malal Talla di ñu xamal ni directeuru prison yi ñoo war a jël seenu matuwaay ba ku tëdd lu ëpp juróom benn weer ci kaso bi ñu jël say këyit jébbal ko kile di way àtte bi wa ilaa ñu bàyyi la nga dem ndax tëj nit te xamul ndax day tëdd wala dañ koy libéré ci àpp bu dul jeex. wax ji benn la détenu yi naam caabi féete na leen gannaaw waaye dañ leen war a gën a gëstu ndax dañu am ay àq ak yelleef. bavure policière wala abus d'autorité ay nit yu ay takk der di faat seeni bakkan waral ñenn ci askan bi daal di mer bay fut ci suñu gëstu nag gis nañ ne duguleet ndax ñu bari ci askan bi dañuy dund lu ni mel surtout ñu féeteeg tali bi dossier de Latmingué Faye. bavure policière wala abus d'autorité ñu di ko nemmeeku lu bari ci même réew. bu dul tracasserie policière yi ñenn ci askan bi di jànkonteel ci circulation bi di ay doomu aadama yu ay takk der di faat seeni bakkan te du mujj fenn waral journaliste chroniqueur judiciaire bi di Pape Ndiaye defal ñu ab bilan ci victime yi takk der yi jot a faat dalee ko 2001 jàpp 2019. jamono yi ñu toll nii nit ñi nga xamante ne ñi ngi faatu di ñàkk seen bakkan te loolee mi ngi jóge ci takk der yi mi ngi commencé bari. ndaxte Amar Mbaye bi nga xamante ne moom lañ ciy tudd Thiès daanaka mooy cas bi ci mujj rek waaye am na yeneen yu bëri yoo xamante ne am na fi boo ko xoolee ci ñaar fukki at yi ñu génn nii muy 2000 ba 2019 lu toll ci 45 personnes maanaam ñeent fukki nit ak juróom yoo xamante ne ñàkk nañ seen bakkan te ñàkk si bakkan yépp ci loxoy takk der la jaare am na ci ñoo xamante ne bu ñu nekkee garde à vue commissariat wala brigade ci la ñuy ñafaatoo am na ci ñoo xamante ne bal takk der moo leen di rey am na ci ñoo xamante ne dañ leen di dóor teg leen ay mettital ba ñu jaare fa ñàkk seen bakkan lu mu néew rek 45 victimes compté nañ ko 2000 ba léegi nii te wax dëgg yàlla loolu nekk na loo xamante ni lu bari la lu takku la ndaxte tamit relation conflictuelle bi nga xam ne day am diggante population bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy takk der wax dëgg yàlla nekk loo xam ne lu gën la lu war a dende te 45 yooyu benn bu ci nekk mën nañ ci ñëw wax circonstances yi ak date bi ak tamit li nga xam ne moom mooy suite judiciaire bi ndax enquête amoon na ci ndax am na kuñ ci teg loxo wala boog mbir mi dafa resté impuni. étudiant Balla Gaye bi ñu fi rayoon en 2001 ba léegi nii mbir mi bujjul fenn ndax takk der bañ ci doon teg bañ ko attee cour d'assises dañ koo daal di acquitté. deuxième exemple bi mooy cas Malick Ba bi nga xamante ne dañ ko faatoon ci benn manifestation bu amoon fële ca Sangalkam projet de découpage bi lañ doon kii
takk der yi nga xamante ne ñoom lañ ci doon jiiñ ba juge d'instruction bi defee ab liggéeyam ba pare dañ ko jox non-lieu maanaam seetal leen donc ce qui veut dire que Malick Ba léegi nii kenn xamul kan moo ko faat mbir moomu noonu mujjul fenn. beneen exemple boo xam ne impunité la mooy Moustapha Sarr bi ñu fi rayoon Soumbédioune éco garde bi nga xamante ne moom lañ ci doon jiiñ ba mu defee benn weer ci kaso bi ci lañ ko génnee ba léegi amatul beneen suite boo xamante ni am na ci te li ma ci tudd nii yëpp ay exemple la ay kaala yu bëree bëri mën naa la ci tuddal ñeneen ñu bëri ndax liste bi ma tiim mooy listu 45 victimes de bavure policière yi nga xamante ne faatu nañ diggante 2000 ak 2019 tuddal naa la léegi kaawu Balla Gaye tuddal naa la kaawu Moustapha Sarr tuddal naa la kaawu ki nga xamante ni moom mooy Malick Ba mën naa ci tudd yeneen kaar par exemple Antoine Robert Sambou bi nga xamante ne faatoon nañ ko également boobu mujjul fenn Ibrahima Mbow Fall parce que tamit bavure yi ni muy amee ci commissariat de police yi noonu lay amee ci brigade de gendarmerie yi noonu lay amee également ci biir prison yi. problème bi fi mu nekk mooy yenn agents yi nga xamante ne dañuy comporté wu en marge de la du ñëpp nag ñi ciy jubal ñoo ëpp foofu am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla def nañ seen carrière ba retraité kenn musu leen dégg ci ay bavure kenn musu leen sanctionné wala relever leen de leur fonction donc am na ci ñuy jubal mais daf ci am ñenn ñoo xamante ne wax dëgg yàlla paren sa ay jalgati yi day nekk seen biir te bu la dalee benn yoon sax ñu mën a jàpp ne erreur la mais am na ci ñoo xamante ni ils sont impliqués dans tellement d'enquêtes yoo xam ba ci kaaw El Capo bi nga xamante ni ñu ngi koy tudd au moins moom impliqué wu na ci 4 procédures yoo xamante ni yenn yi procédure disciplinaire la yenn procédure pénale la te ba léegi mujjul fenn El Capo avant muy dem Thiès nekkoon na commissariat Point E lan moo ko fa jëlee ñun xam nañu lan moo ko fa jëlee avant muy nekk commissariat Point E nekkoon na poste de police bu Grand Dakar lan moo ko fa jëlee ñun xam nañ lan moo ko fa jëlee en 2015 le doyen des juges de Dakar entendre nañ ko dans une procédure lan lañ ko doon jiiñ ba déglu ko ñun xam nañ ko parce que dañu arrêté woon ay trafiquants de drogue ba leen juge bi laajee fan ngeen jëlee drogue bi trafiquants yi dañoo cité 47 policiers yu nekk biir Sénégal yoo xam ne saa yu ñu arrêté trafiquant ñoo leen di jox drogue bi ñu koy dugalaat ci circuit bi te policiers yooyu trafiquants yi tuddoon moom El Capo daf ci bokkoon procédure boobu xam nañ fu mu mujj donc au moins il est impliqué dans 4 procédures maintenant man li ma jaaxal mooy comment se fait-il que police un agent boo xam ne kii décrédibilise l'institution ñu bàyyi ko mu continuer di exercer ak scandale yi nga xamante ne tegu na ci kawam yëpp vraiment loolu comprendre lu bërki démb dañoo def benn émission ci affaire yooyu noonu abus de pouvoir ba pare ma xëy am sam benn xaritu policier bu ma woo ñu waxtaan lu yàgg li ma ko wax mooy ma ni ko les policiers sénégalais war nañ xoolaat seen bopp ñenn ñi bokk en tout cas parce que du ñëpp ñiy jubal ñoo ëpp fuuf ñenn ñi nga xam ne dañuy jalgati war nañu xoolaat seen bopp ndax affaire commissaire Sankharé bi mu amee da nga gis ni population bi ñëpp dañu rangé wu ci côté pharmacien bi ñëpp pharmacien bi la ñu faral population bi dañoo mere takk der yi benn xeetu mere boo xam ne ñoom takk der yi war nañu xam lu tax lan moo tax population bi mere neen te ni ñu mere policier mere wuñ noonu gendarme. victime boobu mu mujjee lim ci bavure policière yi di wuyoo ci turu Amar Mbaye te ñu siy tuumaal takk der bi di Maxa Diop El Capo waraloon ñu dellu sa Grand Yoff diwaan bi El Capo jot a jaar laata muy dem Thiès. booy yi fii instant bi koo dégg mu ne maxa parce que booy yi mënuñoo am jàmm ndax maxa parce que fi ñu toll nii fii dégâts yi mu fi def rek dafa rëy ñu yóbbu ko Thiès mu dellu defaat fi ay toj-toj bay rey ay nit loolu dafa ñaaw trop. bi mu demee Thiès El Capo xaw ma El Capo lañ koy wax xaw ma nu mu tudd parce que loolu muy def dafa ñaaw vraiment ñaawul na trop parce que moom day sosalaate bu la jàppee da lay jéem a tuumaal moom ci loolu la nekk bu la jàppee da lay tuumaal du la may jàmm yóbbu la police waaw bu lu mu fekk si say poste nangu ko parce que kooku vraiment police bu mel noonu kooku day yàq deru homme de tenue yi na bàyyi li muy def baaxul guddi baaxul bëccëg. waaw kooku daal li ma la ci mën a wax daal mooy daal en tout cas daal homme de tenue la ñu xaw ma homme de loi bu yabaate la. sama benn grand fii def na ko fi lu métti waaw dóor na ko dóor yu métti xaw ma ban problème la am ak grand ba mais dóor na ko dóor yu métti mënatee ko ñaari loxo yi ak tànk yi dóor ko dóor yoo xam ne amul àpp xam nga lu ma leen ci mën a wax daal mooy maxa moom en tout cas daal liggéey moom nekkul ci yoon li mu def fii Grand Dakar moom liggéey bu salte la fi nekkee woon waaw booy demoon nañu ba benn instant boo xam ne moom ñoom dañ ko doon tenté benn embuscade boo xam ne xam naa booy moom ñu ko jàppoon dañ koy rey moom mu dee waaw parce que man loolu problème boobu sax man xaw ma kan moo ko teel a yëgal ba mu teel a daw génn dem taxaw ci ko benn étage léegi naa di filmer booy yi ko doon tenté embuscade yi comme daal booy yi fekk na ko nag ci néegam jot na ko fekk ci néegam xam nga mais oto mi ñu fa fekk ak bagage am booy yi dañoo saccagé yi lépp nekk na mi ngi doon filmer booy yëpp waaw guddi gi ba loolu ab passé ci guddi gi suñu biir koñ fii la dugg yor ak jaasi la yor de suñu biir koñ fii boobu maa ngi sama place noonu laay génn noonu ñu ne ma xam ngi jaar fii léegi ak jaasi ànd ak ay policiers quoi di seet booy xam nga booy yi ko doon bugg a rey affaire yooyu te dégg naa jotoon na si jam ay quelques booy. ñeneen itam sonn lool si lu ñuy woowee abus d'autorité maanaam jaay doole yi ñenn ci takk der yi di def ci tali bi
mu di chauffeur yi wala ñuy jëfandikoo yoon yi. ci oto yi fi nekk yëpp licence rouge lañ yor ñoom dañu autoriser licence jaune yi ñoom ñooy daw fii ci biir Dakar fi mu nekk nii ñun licence jaune yi presque tout licence jaune yëpp dem nañ Tata léegi licence jaune ñun dañoo ñaanoon auprès du ministre pour ñu exonérer ñu ndax fi mu nekk bii licence jaune yi demee ñun lañ woowoon les licences rouges pour ñu ñëw assurer transport au niveau de la capitale léegi bi ñu ñëwee di assurer transport au niveau de la capitale ñun ñëpp licence rouge lañ yor ndax amul tu licence jaune yi lañ dugal Tata léegi nag au niveau licence jaune yi licence rouge yooyu ci lañuy sëkkandiku di ñuy jàpp boo génnee fii dañ lay jàpp seere la ne la sa licence rouge la fay loola contravention chaque jour sama collègue yi dund lu mel noonu chaque jour waaw saa yoo voyage boo génn moom di nga am police bu la seere la licence boo ko génnee bu rouge mu jàpp la loolu moom chaque jour la dañuy dund ak moom. visite technique ba ca war fii oto yi fii nekk fii yëpp 6 mois la ñu am visite périodiquement bu visite bi jeexee oto yëpp ay dem ñu yéegaat ci kii bi centre bi jox ñu délivrer la beneen visite fii amul oto buy daw ñun sax chauffeur yi duñ ko nangu man chauffeur responsable dinaa dawal oto bu amul visite du ma ko nangu yow en un cas bu li daree leneen arrivé yow la ñuy yóbbu fële ci kaso bi du doon transporteur bi de yow chauffeur bi la ñuy yóbbu ci kaso bi ke amul chauffeur bu nangu fii suñu groupement bi amul chauffeur bu nangu dawal oto ba nga xam ne sans bi amul visite technique ñun dañuy dem passé ji defar fi fee ngay dem ci mécanicien yi ñu dindal la lépp rocc la ba mu set dugalaat la lépp lu bees nga dem passé ji visite am mais nag ñun problème bi ñu am mooy problème yi licence rouge lañ ñuy jàppe alkaati yi buñ lay laaj visite technique lañ lay laaj licence boo génnee visite technique ñu xool visite technique bi am ko licence lañ lay wax rouge waroo fee daw te ñun dañu autorisé dañ ñoo mayoon autorisé wuñ ñu ko sax ndax buñ koy autorisé par décret lañ koy def mais defuñu ko décret dañ ñoo mayoon comme que licence yu zone yi dem nañ ngeen ñëw daw fi licence rouge assurer transport bi urbain bi mais léegi am nañ ay Tata am nañ lépp moo tax léegi licence rouge yi may ñu leen jàmm foo génn fii ñu jàpp la foo génn fii ñu la licence rouge jàpp nañ la loolu moom sonn nañ ci lool. ñuy leeral rek ni jéem nañu contacter direction générale bu police ngir ñu àddu ci yenn tuuma yi ñuy teg seeni ndodd waaye mujjeewu. comme ni ñu ko gisee lu tolloog ñeent fukki nit ak juróom ci ay civil ay takk der daal dinañu faat seeni bakkan loolu nag ñu ngi koy xayma diggante 2001 ba 2019 muy lu doy waar. ñu fas yéene jeexal suñu magazine société bi nag avec une grande découverte. muy doomu Pikine boobu nga xamante ni ab scientifique la bu xereñ lool ci wàllum gëstu ci paludisme ba ñu tabb ko conseil spécial ci université bu rëy boobu di Harvard ca Boston États-Unis muy le professeur Daouda Ndiaye portrait. Département parasitologie et mycologie de l'université Cheikh Anta Diop bu Dakar chef de service parasitologie et mycologie bu hôpital Aristide Le Dantec doomu Pikine bi di wuyoo ci professeur Daouda Ndiaye moo di mennab doomu Afrique bi ñu tabb conseil spécial ca université bu Harvard nga xamante ne fierté la ci képp ku fa mas a jaar moom professeur Daouda Ndiaye di ñu nettali ay jaar-jaaram. Bon, professeur Daouda Ndiaye mooy doomu Pikine la juddoo Pikine màggee Guinaw Rail entre Guinaw Rail Thiaroye juddoo ci famille sénégalaise bu modeste j'allais même dire très modeste am chance nag ñu am ay waajur comme Sénégal yëpp yu baax ak également ay dëkkandoo yu nga xam ne teg nañ ci yoon bi ba tax ñu dem école primaire école 8 bu ñu fa jógee dem nañu CEM Fadilou Diop bu Pikine bu ñu fa jógee dem nañu Limamoulaye série scientifique D bi ñu fa jógee ñu dem université de Dakar foofu aussi bu ñu fa génnee doctorat en pharmacie option biologie yàlla def na ñu jàll internat des hôpitaux concours la boo xam ne chaque année dañ koy organiser pour l'ensemble des étudiants en médecine pharmacie et psychiatrie pour que ñu xool les meilleurs ñu sélectionner leen pour ñëw benn carrière ci loolu la yàlla def ubbi suñu bunt nag ba tax ñu nekk année boobu en 97 le seul interne déclaré admis en médecine et pharmacie loolu defe naa moo gën a ubbi suñu jaar-jaar ba def ñu dugg carrière universitaire yàlla may ñu comme ni nga ko waxee léegi ñu dem bi ñu jógee Sénégal jàng université Dakar ba am suñu doctorat aussi ñu fac médecine lañ ko amee après ñu dem faculté des sciences beneen faculté pour def fa biologie animale appliquée pour xam en dehors de nit ki animaux yi nu ñu bindee bi ñu fa jógee yàlla may ñu avec l'internat bi ñu sélectionné ak américain bi ñu sélectionné ñun rek lañ jëlee année boobu ñu dem université Harvard foofu aussi moom naa ne moo gën a ubbi suñu bunt bu ñu fa demee jàng nañ fa juróomi at États-Unis entre Harvard
biñ fay dugg aussi dañu wax ne boobu amuñu liggéey lay xam ne jaar nañu Université Harvard ñu jëwaat ñu jël ñu ci la ñu nag Université Harvard jëlaat ñu defi doctorat et science beneen doctorat mooy deuxième doctorat bi bi ñu fa ñu jógee aussi ba pare dem nañu France Institut Pasteur dem nañu Paris 6 loolu daal mooy fi nga xam ne mooy suma jaar-jaar ci wàllu xale ci wàllu jàng ku bëggoon football laa nag dama doon football nawetaan Jokkoo laa doon football jóge naa Mbapat ak ndem si yàlla Arfan Sarr yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ñi may wax xam nañ ko kooku mooy doon international la woon footballoon nañu dem nañu syndicat dem nañu liñ xale yi naan juuti nañu mango jàpp nañu mango foo nañu daal foo nañu bërëngu nañu ci suuf si dem nañu géej napp nañu jaayantu nañu ci ay mango caaf jàppale nañu suñu yaay également parce que ñun dañoo jege woon suñu yaay trop suñu famille ñu nekkoon famille bu modeste donc man mii di wax ak yow vraiment ci wàllu dox ci loolu aussi dafa am solo trop ci xale yi lu ne def nañ ko jàng nañu foo nañu jàppale nañu suñu yaay fóotal nañu suñu yaay paasel nañ ko dem nañu marché def nañu lépp pour wane ne Daouda Ndiaye professeur Daouda Ndiaye xale boo xam ne la comme xale bu ne yeneen xale yi rek la amul benn particularité lu dul de yàlla moo ko dimbali rek moom mu egg si fu muy egg si tey. am na heure yoo xam ne bu ñu ko doon dox Pikine sax instant yooyu boo doxee rek ñu xam ko bu ñun am na bu ñuy toll suñu fu ñu toll boo doxee rek ñu xam fu mu dëkk ay 2 heures du matin lañ doon tëdd parce que ñun xam nga lépp lañ doon boole dañ doon foo di def moo tax même mango boobu bu ñu demoon wuti mango syndicat mais buñ la jàppee dañ la dóor ba nga hectare donc loolu yëpp risque la woon parce que ci nga mën a amee loo mën a lekkee yenn saa yi boo ñëwee si guddi gi aussi pot de lait lañ ci réfléchir pour dem fubali pot de lait ci terrain bi pot de lait heure bu pot de lait dem ñun temps yooyu dañuy gas bant yi ci suuf yat yi ñu ngi suuf même boo gañee pot de lait bi boo matu doo ko yóbbu parce que xeex bi day commencé donc foofu yëpp ñu jaar fa moo tax amatuñu lu ñu tiit tey et puis dalay ubbil ba amul looy tiit wala loo ragal ci àdduna ba nga xam ne lu dul yàlla la day tax aussi dalay forcer ba lu metti daawoo ko xam parce que ñun suñu lépp booy Pikine booy Ginaaraay coono la woon boo xoolee bu ñu doon jàng Limaamulaay Ginaaraay lañ doon jóge dox ba Limaamulaay ñëpp xam nañu di nga pratiquement di nga dox 40 minutes suba midi nga ñëw 2 heures nga dellu 4 heures donc loolu non seulement day am fit mais day am gëm-gëm mooy amul coono booy Pikine booy Ginaaraay amul coono on a plus de vie où xam nañu métti na wala sonn la loolu aussi am na aussi xamuñu lu neex ak lu naqari parce que ci conditions yi la ñu juddoo ci la ñu màggee ñun boo xoolee tey lekk bu ñoree rek ñun baax na ñor rek amul bu neex na amul solo naan aussi lu ñu am gis ci ndox bu mën a naan bu potable rek ñun mën nañ ko naan donc loolu mooy vraiment ma ciy profité aussi di nuyu sama ñi mu màgg dool yëpp Pikine Ginaaraay ñoo xam ne yàlla mayu leen chance fu ñu yegg fu ma egg tey mais ñu xam ne man mi ma nekk tey maay ñoom rek donc loolu aussi bu dul woon ñoom du ma egg si fii parce que jàppalante la amoon na ay Senzela amoon nañu ay bol dof guddi gi 21h gars yi dem ci kër yi ci kër gu am benn ceeb bu des ñu xëcc ci récupéré ñu boole lépp benn bool bu mag mu nekk suppu kànja domada ceeb bu jën ngalax yëpp a ngi ci biir ñu dóor ci ba 3 heures du matin ñu tëdd bu ñu xëyee wuti li ñu wuti dox loolu mooy sunu jaar-jaar daal. professeur Daouda Ndiaye parcours am wane na ne juddoo famille bu néew doole teewu koo émerger te tamit ndar xëyul rek sotti. ñu amoon mbégte lool di leen présenter seen magazine société bile ci présentation bi Mariam Camara ci cadrage bi yuy fay di leen jox dig daje ba beneen yoon.